Sall mi la dox ci corona gi critique yéene kaay ne lu ëpp junni ak ñaari téeméer ci ay doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun l'observateur ne noir alerte rouge waaw parce que nag lu ëpp kon ñeen fukk ci ay nit yoo xam ne day na nga sowe taas te lal ya nga xam ne ñoo nekk Sowétas ko waaw yëpp a occupé laa la wax allahu akbar lu tolloog ñaar fukki junni ak juróom-ñett laa la wax ci Ndakaaru njaay jël joob gi lée jaar nañ ci corona gi Sénégal day waaw gis nga réew yi nga xam ne ñoo war suñu tund wule sous région bi bokk na ci réew yi nga xam ne ñoo ëppale corona fi mu nekk nii laa la wax yéeni kaay groupe Futurs Médias gi ne variant bu bees fa nag daal di dikk xajamal ca rajo maa la ko wax Le Quotidien yéeni kaay ne dama ne la waa kër docteur seen syndicat yi SAMES waaw ña ngay yëglu de ndaxte nee nañu boo sàgganee dootul yàgg dara ñi nekk diggante dund ak dee ka grave yi ilaha illallah réew mi quotidien ak laas moo taxit waa SAMES day seen syndicaliste yi waaw ña ngay tere nag fi mu nekk nii ay ndaje politique yeeg ndaje diine yeeg loolee ne dafo tribune yéene kaa ne corona gi nga xam ne kon dafa dellu start ak doole ni lée waaw waaye waa kër docteur kan moo leen fas yéene jox nag ay ngànnaay looloo jara laaj réew mi quotidien ne yaram googee ba léegi ni lée direct news nee na directeur hôpital CTO day lànk na de bañ na de ne du tontu njabootug dem si yàlla Pierre Ndiaye te njabootug Pierre Ndiaye googee rapport seen mbokk mi day la ñuy laaj waa hôpital bi dossier médical ba pour xool nag prise en charge bi dossier médical bi njabootu Pierre Ndiaye gi dee juróom-ñaari weer a ngi ni lée ñuy laaj waa CTO seen laaj yooyee waaye Saliou daal tontuwul ba léegi ni la de ku ne wàllu wér-gu-yaram day xel yëpp dem ci ndox dëgg la ubbil Sud Quotidien nañu xeex nag ak ñàkkum ndox mi lée ak facture yi seer yi waaw am na ci kuréel goo xam ne day jug na fas yéene mobiliser nag askan wi lée 24 heures yéene kaay ne dëgg la kuréel googee kay ak waa FRAPP waaw nee nañ boo sàgganee nag danañ porter plainte kon waa Sen'Eau ndax damm nañ taay nañ ci Sen'Eau balaa may dee ñaari fan yu ne ñu bëgg a génnee communiqué nan waaw pour des raisons de ñeng patati patata dañuy liggéey fii les robinet yi dana tëj ba lii te bu facture bi génnee daal di seer yow ca jamono joo xam ne nag askan wi ndox mu ñu naan sax amuñu ko waaw tribune yéene kaay nee na mais xanaa xamoon leen ne njëgal dundu gi tamit lépp a seer xaru tabaski baa ngi nii lée te nelaw borom kër ya delta corona gaa ngi ni lée ne salaamaaleykum yow ca jamono joo xam ne nit ñee ngi dee di lambar rek yooyee ca la Macky Sall nag moom nekk ci kaw jaww ji waay samba di ndaata talak déggu ndaata ko noos inauguré ak roppalaan goo xam ne day juróom-benn fukk ci ay milliards la jar yow ca jamono ju tar jile ba mel ni tiiraayu ba mel yaa nga Mauritanie ci Mohamed Ould Ghazouani Mamadou Lamine Diallo day te kii ci 24 heures waaw nee na man li ma jaaxal tund yi nga xam ne ñoo gën a am teranga ci Sénégal gi lée ñoo gën a ndóol gën a ñàkk pauvreté goo xam ne maar day tali Macky Sall nga dem barki dee mboo njaay ci kër Momar Sarr naan ndox moomee mooy dikk ci Ndakaaru ak Thiès te waa kër Momar Sarr googe ndox na leen rey Mamadou Lamine Diallo ne demal ca Ngadiaga foofee nga xam ne la gaz ba ne waaw askan wa ndóol wa ñuy dund boppam doy na waar demal ca Kédougou gee mooy région bi gën a ndóol pauvreté boo xam ne doy na waar te xoolal Kédougou ak la fa am ca or tribune yéene kaay ne mais xoolal ma jafe-jafe bi nga xam ne moom la liggéeykatu hôpital principal bu Ndakaaru di dund Dakar dem dikk nag ak agent wu dataay dama ne la secteur yaa ngay jax-jaxi di dund jaanama laa la wax 24 heures yéene kaay ne Dakar dem dikk googee waaw Omar Bun Khattab Sylla les syndicalistes yi song laa la wax di directeur général ba ci yorin gu bon liggéey ñoom seen condition yi ñuy dund tar na genn xeetu tar miti goo xam ne maar day taali te seen directeur général ba ma ngay recruter di jël ay nit yoo xam ne kon xuusma ñàpp yaama neex lii luy ndeem sursaane loolu la gars yi di kaste waa Dakar dem di ko yooyu song nañ dee sama def sursaane daal dinañuy indi ay génni tontu nañ tamit kii di Bougane Gueye Dany parce que waaye impôt domaine day waaw ñin na nga bokk fii ci wàllum liggéey wala la nga bokk fee ci wàllum politique taxul mukk ñuy taxas di féete genn wet sur quotidien Ousmane Sonko mi kalaame woon ca 94 milliards ya day Mamour Diallo tribunal ba lankal na ko encore de koo débouté waat de ca jamono jooje direct news nee na Alaaji Malick Gaye day maire Ñanda déjà aseti waaw acey na tamit day ko xam boobee ndax la mu defal kon étudiant yi day ma ngi fa tege Alaaji Malick Gaye wala as Gaye comme ni ko mbokk mi di woowe nee na sant na nag El Hadj Ndiaye mi la directeur général des S ak Cheikh Oumar Anne ak Abdoulaye Daouda Diallo te Macky Sall ak Fouta Modji rek Fouta Modji la quotidien yéene kaa ne coppite bi ci code électoral ba bu 92 ba dellu soit parce que article L3 ak L4 ba ancien code ba waaw mais moo soppee ku nekk L29 ak L30 bi la tey Khalifa Sall kay lam voté woon 92 looloo ko def tey waaw last opposition bi seen sànni tàccu gaa ngi nii évidence yéene kaa ne en tout cas maire bu Golf ba la tey ca Guédiawaye waaw mag ñaan sage yi waaw neen na Fatmata Tall la ñu wax ne kon mooy nekk seen candidat ñëpp terminé yéene kaa ne ca diwaanu Kaolack gale
Sonko de sursaane libaas laay mbuub waaw allié Macky Sall la day ñu ko doon ate ngir wàllum escroquerie njuuj njaaj waaye ate ba day théâtre de la doon saf parce que libaas laay mbuub nee na atekat bi policiers yi daal ay 22 heures lañ ñëw sama kër ma ne leen may leen ma tuuti ma lekk sama ginaar yi nga xam ne togg nañ leen ba pare waaye policiers yi nanguwuñ maa may ma lekk sama ginaar ya mere naa police bi nag mere naa tam yenn journalistes yi waaye monsieur le juge wax nga dëgg bu la neexee nga tëj ma ñaar fukki atu yàlla laa la wax boo ma toppee na ci nii may waxee moom diñ ma tëj ba damm caabi ji réew mi quotidien ne waa bugga seli moom borom faux billet mérité yéen kaa gi ne waxal ak sa waa nguur ñu teel laa ate nañu woo justice bi mu gaaw laa ate yow bugga seli bu ko defee di nga tontu sa bopp libération yéen kaa ne gis nga faux billet yu bari yooyee nga xam ne la gendarmerie jàppoon ca Kër Massar waaw sëriñ bi la di Adama Ndiaye day nekk ay faux billet kee la doon jox ay clientam di leen gëmloo ne ay jinne laa yor ñooy multiplier ak di soppi kon faux billet yi ate de cay Géejawaay pétrole ba Géejawaay faux billet Géejawaay dragon Géejawaay filao Géejawaay xam naa ni bëri nañ bës de waaye bari ñoom moom waruñoo fàtte pétrole bi déedéet parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fi teree rek boo paree ma ne la alaaji tëjal ak jëla député du peuple gis nga démb seq nañu waxtaan ñoom liggéeykat yu AFTU yi finalement ab protocole def nañu ko xaatim nañu ko nee nañ dinañ leen defal contrat ba noppi juróom benn ñu si jàppoon ñu bàyyi leen waaw loolu moo jaadu man dama ci ànd comme nangu nañu ni bàyyi nañu jàppoon nañu juróom benn alors dañu ko miimoon nangu nañu ni amuñu woon contrat te xam nañu ni même ci seeni ay kilifa ci transporteurs yi am na ñoo xam ni wax nañu ni bis bi mënul ñàkk kon faawuñu utal na ay contrat tant mieux bu fekkee juboo nañu mais surtout ñu arrêté ñoom transporteurs yi vidéo yi ñuy tas day gën a xajamal diggante bi ci yenn benn défaillant yi doon liggéey seeni nattangoo songu leen loolu jëkkewul tey te dafa mos a am ci histoire Sénégal ak bitim réew foo mos di dem grève boo mus a gis défaillant ba du am jàmm et loolu mooy réalité bi comme juboo nañu nag tant mieux nañ fexe ba ñoom ñu joxe exemple ci liggéeykatu Sénégal di gis boppam ci la muy liggéey au moins benn petit salaire 150 000 gaynde mais 100 000 francs ak fi Sénégal toll li kilo ceeb di jar léegi location nu mu cher li litre diw di jar léegi location li muy jar léegi mais 100 000 francs du salaire bu Sénégal moo la gën a xam ni war naa soppi convention collective yëpp ñaar fukki junni moo dul salaire boo jëndee saako ceeb ak keesu diw mu jeex te léegi nii école publique bi baaxatul nga bëgg am ñaari doom yooyu fayal école privée ñoom nañu joxe exemple jëkk doon ñuy soppi salaire liggéeykat ndax yàlla lu am solo nga wax Birahim Touré ñaxtuk ñi nga xam ne liggéeykat yi finalement am nañ solution mais xam nga boo xoolee seen protocole d'accord bi nga xam ne dafa am ñaari poñ yoo xam ne moom laa retenir mooy dañu leen nangul liberté syndicale mais waruñu leen sax nangul liberté syndicale c'est un droit liberté syndicale muy ñaxtukat bi muy travailleur de Dakar Dem Dikk muy le travailleur AFTU muy journaliste muy feneen ak feneen mais organisation internationale du travail moo permettre à tout travailleur de pouvoir s'associer de pouvoir nu ñu koy weeti la ñuy bëgg a ñaxtu ñu mën ko jaarale ci syndicat léegi bu fekkee ne dañuy ñëw nga ne da ngay ñaxtu ci biir protocole bi maa ngi gis ñu bind na ni du ñu toppee ñi doon grève dara ci wàllug yoon et cetera. mais war ñu leen topp ci yoon dafa am ay règles pour kuy dem ci grève mais day fekk déjà mu am règle boo xam ne dañ ko taxawal ne ni am ngeen sañ-sañu taxawal syndicat ci biir benn këru liggéeykaay mais fekkee ni ñoom mayu ñu leen sax ñu taxawal syndicatu AFTU yi ba pare ku ci dem grève ñu bëgg laa jël dem woo police jàpp la gendarmerie jàpp la parce que da nga def grève préavis de grève am na d'accord mais day fekk déjà base bi mooy nga mën a taxawal kuréel goo xamee ni mais lépp loo war a ñaxtu nga fay jaarale nga xamee ni da ngay suivre li ñu naan peut-être la normalité et surtout li nga xamee ni moom mooy yoon ci wàllu sa liggéey mais ñun ni commencé nañu ci wàllu contractualisation depuis 2019 dañ ko poursuivre jusqu'à janvier 2021 au plus tard ñu mottali ko mais nga lawee nañ leen jox ay contrat moo gën nga liggéey ba xëy retraité doo fekk dara ci sa caisse de sécurité sociale ndax amoo ko doo am fayeeku retraité pension retraite li muy néew loolu xam naa beneen débat mais dara doo ko mën a laal tout simplement parce que bindaluñu la fenn dugaluñu la fenn ça aussi c'est un problème
ba tey soxal wàllu dem beex dikk bi mu di liggéeykat yu Dakar dem dikk seen syndicat ñoom nag démb yëkkate nañu seen kàddu di ñaawlu nañu yoree kër ga ndax ñoom dañoo gis nañ njiit ci boppam lépp lu nga xam ne da doon yombal nekki ni liggéeykat yi daf ko fuqati loolee la ñu wax ne kon du si dem ndax nag fës kii nañu jàkkaarloo moom defanteex moom ñoo naan de Cheikh Safietou Bandiaye fi mu toll nii jotaguñu avance tabaski muy gulleet ci histoire Dakar Dem Dikk suñu sukkandikoo ci syndicat nouveau bi boot liggéeykat yu Dakar Dem Dikk yi nakarlu rek yorin bi bon bi ñu jàpp ni rek moom la ko directeur bi yoree yooyu la liggéeykat nag di ko tuumaal sax ni rek dafa salf ci amoon nañ ko une semaine joxewuñu avance tabaski mu fay am te ñoom ba tey du ñu génn communiqué mu mel ni ñoom loolu ñoru leen doy na waar trop travailleurs dañoo jaaxle parce que boo leen demee am sa yaakaar pour am ab terrain bu ndaw munoo fexe ba am ko parce que tey jii direction la yoral xaalis te nee na moom di si wax. ñuy exiger sax nag ñu promouvoir ñi nga xamante ne rek ñoo di anciens yi. nit di jël ay nit si biti di dugal bàyyi anciens yi di jël ay caissiers yi xam ñun ñoo fa nekk ay receveurs yi nga xamante ne tey ñooy anciens sa kër ñoo war a nekk ay caissiers mu jël fa dugal fa ay prestataires moo tax ma ne ko les anciens yi ñuy wax par force neex naqari la. yile liggéeykat yu Dakar Dem Dikk rek seenub gestion directeur général bi ngir rek mën a aar seenub entreprise boobule di Dakar Dem Dikk. El Hadj dafa mel ni kon Dakar Dem Dikk dematul dikkatul ci liggéeykat yi de. man de l'histoire m'a donné raison. parce que bi waa ji soog a falu nee naa ne waa ji fa mu jógee daa xajam lool te doxul demul dikk. ci train bu la yoroon. fii muy remplacé mu ngi dox mu ngi dikk man leen man xawma Maître Moussa Diop. mais Sénégalais buggul façon yi gagné dafa am ñaar ñoo xam fa ñu nekkoon jamono jooju Ablaye Sow nekk kudd et Maguette Sène ma fa nekk mu ngi góorgóorlu ko Ablaye Sow mu ngi am ay changement mais gis nga nit bu nekkee fenn di doxal da nga fay bàyyi Maître Moussa Diop dafa ñëw fekk ay bus yi yemamaay mu yokk bus yi ba mu doy sëkk Dakar yokk ligne dem na ba yenn Sénégal Dem Dikk nekk ci xalaatu créer Afrique Dem Dikk mais bu ma la joxee ñetti oto nga fexe mu nekk juróom benn la fa Maître Moussa Diop nekk lépp kenn déggu fa benn syndicat bu jàmbat. bu yëngal bu dul dara sax waxuma avancement ci wàllu liggéey mais bennoo ak jubóo ga mu fa indi ba syndicat joytuwul kenn xëccuwul kenn waxu fa recrutement bu jaaduwul mais loolu lañ soxla ci société yi. nga gis sa bopp ci société bi ngay liggéey ñu jëlee ko fa moom bi mu ñëwee premier problème am mooy tam Moussa Diop dem. topp ko ci wàllu yoon. ñu ngi doon couvrir informatique xew-xew yi. man fii laa taxaw ma ni leen kii di remplacer Maître Moussa Diop man gënalu ma parce que fa mu jaar doxul te kii muy remplacer fii mu ngi dox et syndicat yi mu ngi commencé ay recrutement yu kenn xamul fan la tege waxuma ko syndicaliste yi ñoo ko wax et léegi nag président Macky Sall na xool ba xam génn Sénégalais yi ci guuta moo ko gënal wala ndax joxe ay jigéen ñaalem ci wàllu politique pour société yi di gasax moo ko gënal nee nañu fi nekk nii Fouta seen bus bi taxaw na donc Fouta Dem Dikk mu ngi commencé am Sénégal Dem Dikk mu ngi commencé am problème ci kanam tuuti est-ce que Dakar AIBD doo am problème ci kanam tuuti est-ce que minibus yi Moussa Diop indi woon te muy concurrence Tata yi est-ce que itam du ñu am problème te yooyu yëpp Maître Moussa Diop moo ko fi indi façon yi gagné duñu ko remplacer même fekkee kenn éternel lu ci benn place mais kuy liggéey da nga ko naan jaajëf mais doo jël koo xam ne jëlulum paie nga teg ko ci kanam paie bi. est-ce que amee woo yow it déception si ki ñu dénk Dakar Dem Dikk. xaar wala leneen mais gis nga gestion société surtout une société nationale c'est valable pour Dakar Dem Dikk c'est valable pour SONES wala SDE wala SEN'EAU c'est valable pour Senelec c'est valable fu mu mën a doon gis nga nguur wala direction boo ko yoree mu am ay avancées keneen ku ñëw ndax personne n'est inamovible ku nekk dañ lay jëlee ci fa nga nekk peut-être boo fa defee benn diir ñu seet keneen mais ka ñuy seet keneen bu ñëwee fekk fa ay baax bu ci yokkul bu mu ko wàññi wala mu dindi ko ak Mansour mu ngi koy listé lu bari am na loo xamee ni defoon nañ ko ci ancienne gestion bi mais boo ñëwee mais continuel li nga xam ne moom mooy les efforts ci loo ci yokk waaye bul seet loo ci wàññi ba nga xamee ni c'est vrai que toog nañu ay période boo xamee ni doo dégg les syndicalistes de Dakar Dem Dikk bu ñu demee di leen dégg tey c'est parce que tout simplement am na foo xamee ni jafe-jafe am na fa mais directeur bi ñu ko dénk wala mu yore ko actuellement bu mu dellu ginnaaw li ñu amoon ci lu baax
mu ful ko yokk ko mu bu ci mënee teg leneen sur yu yees yoo xamee ni c'est pour l'avantage ou plutôt des avantages askan wi na ko def. na ko def ñu àddu jëmale ci wàllum jënd meex njaay mi jafe-jafe ñu si jànkonteel association bi ëmb kon commerçant ak industriel du Sénégal nee nañ nag boolu jàmbat li fees na dell la ca gën a fës moo di retard bi ñu ne meeku ci conteneur yi yokkum njëkk yi ci frais te kaaral ga ñu ne meeku si jërum dénk wàllum jënd meex njaay mi association ba ni kon la ñu bëgg sa tey teewoo ko moo di am ndajem conseil interministériel ngir nag ndëpp boo xam ne ni jafe-jafe ñu ne meek ci wàllum jënd meex njaay mi yépp dañu koy waxtaanee ut ci ak saafara ñu teewlu ca Omar Cissé directeur exécutif bu ACSIF. mooy conteneur yi nga xam ne day tardé bu jiggi dayu conteneur boo xam ne léeg-léeg mu def ñaari weer wala sax ñett ci àll bi loolu amul sikk ci ne conséquences yi dana métti loolu ci commerçant bi yoo xam ne nañu def audit sur la facturation portuaire parce que ba léegi ni ñuy facturer nit ñi commerçant yi li ñuy ñàkk ci xaalis ci loo xam ne tegul ci yoon dafa bari concurrence étrangère déloyale jàpp nañ ñun commerçant yi ne su fekkee mbir mi nii lay continuer ci kanam tuuti ñun danañ génn secteur bi te loolu j'interpelle ñi nga xam ne ñooy association yi yor consommateurs yi côté conseil interministériel mënul ñàkk donc président woo jëru ñu dénk wàllum jënd meex njaay mi andi na si ak tontu ci ak bataaxal mu ngi say xam ne kon njëkk yi bu yokkoo jamono ji la ko waral du lenn lu dul tolluwaay mbas mi ak nag mu nga xam ne moom moo xaw a ralentir rythme de chargement ak déchargement yu conteneur yeex yu ni xeetoo bataaxal boobee Fatlaye Mbaye Diop moo ñu koy jàngal. ñi doon xaar ab wàññeeku ci lu jëm ci njëgub denrée de première nécessité yi bu yeboon nañu xaddi ndax nag jëwriñ ji yor wàllu commerce moom mi li di expliquer lu tax tey ñu wax ne lu ñu gis ci àdduna bi wanewul ab wàññite te prévision yi ñu gën a xalaat nag mën nga jëm ci weeru mars ci atum 2022 lu waral nag situation bi le ministre du commerce di wax ne nag mbas mi moo fi jaar te bokk na ci wàññeeku exportation yi nga xam ne moo ngay jugee ci yenn dëkk yi xay chargement yi ak déchargement conteneurs yi wàññeeku yi tamit yu jugee ci conteneurs yi tax nag entreprise yu bari daal di daanu tension politique ci Mali yi tamit tax na lu jëm ci wàllu ndawal gi fii ci Sénégal daal di yokk jafe-jafe yi nag tax Sénégal ne moom dina jël bépp matukaay rek ngir nag waaye jëfandikoo bi bañ ci gaañu mu doon taxe yu jëm ci waa indi ko ci 6% loolu tax njëgu farine bi kenn yokk ko rawatina mburu bi yeneen taxe si wàllu dawlin bi itamit ñu daal di koy xoolaat terewul ba léegi mën nañu wax ne lu suba rek la ñuy wàññi lii di njëgu dund gi. yokkuteeg njëg yi ñu ne meeku El Hadj ministre Aminata Assome Diatta ne mbas mi de moom xam naa ne am na lu mu ci def comme Sénégal comme ci àdduna bi yëpp mais bi ñuy jël seeni ay décisions comme industriels yi li ñu wax bi ñuy jël seeni ay décisions di permettre yenn ci ay étrangers ñu implanter ay usines fii ci Sénégal booba mbas mi amagul woon fii ci Sénégal seen lépp yu dox dañu waroon a contribuer ci mbas mi misaalu Taïfor bii defar karo fii nekk Sindia nga xam ne ñoom Cissé ñu jëkk a wax moo leen xañ jàmm karo yi lu bon lu ëpp juróomi junni nit doon nañ ci liggéey di ay magasin yoo xam ni dañu baaxoon ci entrepreneur yi dañu baaxoon ci Sénégal bi lambda comme yow comme man te mën nga ñëw ubbi sa compte ci benn magasin di verser 25 000 francs ñu jox la valeur u 100 000 francs wala valeur u 500 000 francs nga karole sa kër ñu topp la ndimbal boobu mënoo ko am ci chinois yi nga xam ni camion la ñuy chargé di ko jaay ni mu leen neexee karo yi ñu doon importé moo gën karo yi chinois bi defar fii parce que chinois yi bu ñuy liggéey karo Italie la ñuy gën a nawloo bu ñuy liggéey karo fii ci Sénégal muy beneen pertement xañ nañu nit ñi seen ay liggéeyukaay daaneel seen ay magasin indi concurrence déloyale te chinois bi amul njëriñ parce que ñi muy liggéeylu di ay sénégalais ñu ngi leen di exploiter alors ba magasin yi fii nii seeni sénégalais yi fay liggéey ñu ngi leen di traitement bu baax daanaka magasin la yoo xam képp ku fay liggéey di sénégalais am kër mais loolu la ñu soxla mais comme la ñu doon kaas ci chauffeur tata yi moo am ci chinois yi ak seen usine Taïfor bi ay salaire 60 000 50 000 te boo sëqee dañu jàppale dugal kaso. yooyu nag du ay Covid 19 wala ministre bi génn ab communiqué di def ay précision dañu ne indi solution gis nga ñun bëgguñu ay homme d'état wala ay ministère wala ay direction yuy àndandoog Sénégalais yi di jooytu jafe-jafe yi montrer seen incapacité ci lëf dañu yaakaar ci ñoom ñu am capacité indi ci solution Covid bi laal na àdduna bi
mais ñoom luy seen pexe li tax ñu teg leen ci bopp askan wi. mooy ñu indi solution te ñu xoolaat jaaykatu kara yi nu ñu leen mën a dooleele ba ñu jël seen waaye teg leen ci seen kaw mais musu Sénégal dong ngay gis ñuy bundu xatal nationaux yi pour njëriñal étranger yi. voilà loolu moom lu am solo ndax yombul tamit ñu jël lépp teg ko ci kaw coronavirus naan moom la ñu nemmeeku ci jafe-jafe yi fii ci réew mi. Covid dafa am lu mu feeñal ci àdduna mooy réew yu nekk bopp sa bopp nga demee actuellement réew yu bari xam nga ci communiqué ministère du ñoom fañ daan importer ñoom tëj nañu ba exporté tuñu donc la daan ñëw muy ci wàllu diwlin wala ci wàllu leneen ak leneen ñëwatul parce que réew yi mu am ñoom ña ngay fexe pour seen askan mën ci jëriñu moo waral tey quand on parle d'autosuffisance alimentaire ça ne doit pas être benn projet kese wala benn wax boo xamee ni amul ci lu mu lalu tey fa nga daan importer ceeb wala nga fay importer diwlin wala nga fay importer blé bi ñuy defaree mburu ñoom daanaka dañoo wàññi liñ daan exporter muy ñëw ci ñun mais ngelawaay ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy ay réew Afrique yoo xamee ni peut-être seen doole demewul noonu mais nañu fexe ba li ñuy wax wàllug production locale ci wàllu mais dañu ko accélérer ba nga xamee ni beneen coow bu naree am ndax mbas chaque kii ñu ne la chaque 100 ans wala chaque 50 ans mu am benn épidémie bu ñëw boo xam ne sur le plan économique conséquences mais loolu la nga koy waajal mais du toog di génne communiqué pour dire que mbas mi moo ñu indil yenn jafe-jafe te amaguñ ci solution ba pare ci biir communiqué bi di xam ne ni ñun li ñu ñaan mooy bon après fii ak diir gouvernement bi dina am solution yow gouvernement nga naan li ñu ñaan mooy fii ak diir gouvernement dina am solution waaye léegi ñun ñi nga xam ne nag ñun nekkuñu gouvernement amuñu benn poste de responsabilité ci lu mel noonu lan la ñuy def toog di leen seetaan rek toog di seetaan bu ñu amee solution ñëw wutali sa pencum ndawi réew ma ni mu leen ko waxee ci ndorteelu bi la jot ci kujje gi nee nañu li nga xam ne moom mooy code électoral bi ñuy voté ca pencum ndawi réew ma xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll dañuy dugal ab recours tey jii sa conseil constitutionnel ngir daal di sàkku ñu annulé ko ñu ànd seex Ndeye Khady Thiam Tall. ginnaaw ba ñu adopté ni ki altine ci ngoon projet de loi bi ñeel coppite yi ñu indi ci code électoral bi ci assemblée nationale kujjeeg parlementaire gi nag daal dinañu taxaw ni dinañu kalaame ji ca conseil constitutionnel ngir rek ñu daal di annulé xamis gii di ñëw boobee kujje jàpp nag ni majorité bi dañoo daal di defati ab forcing tey wax itam ni boobee loi daal diwul dëppoo ak convention internationale yi nga xamante opposition parlementaire bi jàpp itam ne boobee loi dañu ko daal di nag violé ci lépp loo xamante ni rek tax na koo jóg te itam daal diwul ànd ak code collectivité territoriale yi bu ñu sukkandikoo ba léegi nag ci député yi nga xamante ni ñoo fare ci kujje gi ci assemblée nationale adoption boobee code daal diwul nekk loo xam ne ñëpp ànd nañ ci te itam dafay daal di nag firndeel càkkuteefu njiitu réew mi ci bëgg a écarter Karim Wade ak Khalifa Sall ci géew politique bi loolu firnde la di li ñu rek daal di fa bàyyi nag article yi nga xamante ni ñoo ñeel lu jëm ci wàllu inéligibilité muy article yi nga xamante ni dafay rek daal di nasaxal ëllëgu politique gu ñaari opposant yi lée Ndeye Khady Thiam Tall yenn saa yi nag askan wi dañuy jaaxle ci doxalinu waaye politique yi ndax dialogue bi nga xam ne woote nañ ko ba tënk ci li nga xam ne mooy quête électorale bi ñu bëri njorte nañu kon si diirub ñaari at ñoom ci boppam ñoo tënk lu ni mel moonte de bu eesoo parti démocratique sénégalais république des valeurs bu Thierno Alassane Sall wax nag FSD Benno Jubal ñoom ñoo teew ci dialogue bi ñu bëri kon teew nañu li nga xam ne fare ci ku jégi ci dialogue bi te moonte de tey ji lañ sa tënk ñoom ñoo koy ŋàññi kon nag jotul bu baax ñoom ñu xoolaat seen ak doxalin mu jàngat bu Fatou Abdou Ndiaye. dialogue politique bu lajji article L31 L32 ñu soppi ko L29 L30 doon li xaajale nguur gi ak kujëg politique bi ay article yoo xam ne kujëg politique yi dañoo jàpp ne matuwaay la ngir rek xañ droit civil ak politique bu Karim Wade Khalifa Sall Abdoul Mbaye ak yenn kàngam ci wàllu politique mi ngi ci loxo Macky Sall nu ko neex la ko fas yéene jëfandikoo moo ne de opposition dañoo mel ne ku bokk ci dogal yi nga xam ne jël nañu ko ci diir fukki weer ak juróom-ñett yu dialogue politique bi lu ko mooy naka la ñu mën a nangoo nguur gi di leen ping pong ci ay questions yu am solo yu ci mel ne bulletin unique organe indépendant ba mu méngoo ak constitution bi boobook léegi mu mel ne sax dañoo bàyyi ba ci càppandal gi ñu doon ci piège bu pouvoir bi mel na nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo boycotté woon bañ na duñu bokk ci dialogue politique yi tey am nañu dëgg ci kaw ñi dem
Abdoulaye Wade ak PDS Thierno Alassane Sall bu République des Valeurs Cheikh Bamba Dièye FDS Benno Jubal ñoom ñëpp jàppoon ne dialogue politique bi naxe mbay képp la lu mu ci mënti doon diggante nguur gi ak kujje politique yi te moo ne demaguñ ci élection locale. Birahim mu ngoog ndax jotul tamit sunu waay politique yi ñu xoolaat seen ak doxalin rawatina ñi fare ci kujje gi ndax yenn saa yi la nga xam ne ñoom ñoo koy ŋàññi ba ñu koy waxtaanee dañu koy fekke waaw xam nga Soxna Dieng Mbacké avant-hier à l'Assemblée nationale ma koy dialogue pendant 2 ans dugal ci ay millions et cetera et que finalement gisuñu dara. Elle a parfaitement raison. Pourquoi dialoguer bu fekkee ni ñi war a seq dialogue bi muy opposition muy pouvoir muy société civile ak ñeneen la ñu waxtaan yëpp tënk ko ne ni lii d'accord nañ ci waaye peut-être am na yenn poñ yu ñu d'accordul ñu war a jël nag poñ yooyu ñu d'accordul mu doon benn coow boo xamee ne la ñu waxtaanoon yëpp phrase lay doon mais finalement man je me pose une question dans cette histoire il y a ce qu'on appelle des trompeurs des trompés mais coow li mooy askan wi moom moo ciy sonn parce que gis na ñoom seen biir ils se connaissent gis na les hommes politiques xamante nañu la ñuy lijjanti seen biir xamante nañu la ñu ciy arrangé ak la ñu dul arrangé ñoom xam nañu ko mais kan moo ciy sonn askan wi nga xam ne moom mooy toog ci seen i xuloo ci seen i xeex di pâtir ci seen i d'accord nañ ci lii d'accord ñu ci lii génn taal réew mi wala génn indi yenn jafe-jafe après ñoom ñooy toog àndaat loolu am na mu ngoog le député du peuple nemmeeku nañu ko waaye politique yi nga xam ne ñoom bu ñu saagante ci kanamu télé bi si kanamu askan wi boo demee bu ñu jàddee ko ñoom ñoo nga fekk ñu toogaat di naan seen attaaya assemblée nationale ñu fa gën a mën a defante bu ñuy añ ñoom ñooy toog di waxtaan kon nag waaye politique yi seen doxalin askan wi faw ñu gën ci ay xel. Sénégalais ñoo war a yeewu ñoo war a bañ a jël seen lépp jiital ko ci wàllu politique. ñun média bi itam ñu jàppale leen ci gis nga même ñun. changement ci ay article loi bi nangam code électoral bi nangam sénégalais yi ñëpp xam code électoral bi lan moo ci laxasu du ci dialogue politique bi la ñuy soppee yenn yi am na yu bëri yoo xam ne bluff la soit dañuy def élection yi normal wala bëgguñu koo def gis nga Macky Sall bu jëlee décision pour Karim Wade bañ a bokk ci élection wala Khalifa Sall kenn mënut a fexe ba boole leen ci parce que loolu moom doole jooju lay jëfandikoo mais doole jooju wéyul moom daf fiy jógee parce que Abdoulaye Wade amoon na doole jooju Abdou Diouf amoon na doole jooju bu dugal Abdoulaye Wade kaso ak ñeneen ñu dul Abdoulaye Wade mais anamu tey fan la mujj doxalin boo mën di gis changement daf ciy am mais Sénégalais bi nag moo war a changer moom xool avenir am xool ëllëgam ci wàllu koom-koom xool ëllëgam ci wàllu social mais respecter boppam souvent nga dem ci gox-goxaat yi gis homme politique yi jógee Dakar bu ñu ñëwee seen comportement seen wàllu doxalin ci nar yi kàcc yi. ci faiseur de malin bi. folie de grandeur bi di bondé te yow li ngay dawal du lenn loo ci moom parce que avant ngay dugg ci nguur ñaari at ci ginnaaw mënu woon sax jënd tubéy sax nit ñi ñoo war a yeewu xam ni politiciens yi dañ leen di nax parce que tey bu ndajeem assemblée jeexee mënoo xamee opposant ak ki nekk ci pouvoir bi bu ñu dajee faneen la même chose donc dañ ni nax ren déwén mun na dem ci pouvoir ki nekk ci pouvoir mun na ci génnaat Macky Sall mu jëkk wax ni bëgguma ay liste parallèle mais amul kenn ku yëpp Macky Sall ci ñoom ñi ànd ak moom ci partem ba mu ni bëgguma ay liste parallèle tey liste yaa ngi di jaabaa jonge partout ñuy jouer ak di fowe xelu askan wi parce que liste parallèle yooyu moo leen arrangé jamono jooju président ma ngay tukki Assome Diatta bi muy wax naan am na lu leen të ci dund gi Sénégal yi dundee ci jamono tabaski ji médecins yi di menacé naan nañ fexe ay bépp rassemblement am ñu tiit naan baatu tabaski njiit réew moom ma ngay tukki ak avion 60 milliards et Sénégalais bi lambda moom fu ñu lu ñu ko réserver moom ci koom-koom réewam nga xam ni li ñëpp bokk mooy jënd avion mooy topp bateau mooy fay ministre bi salaire am mooy fay député bi salaire am ak carburant moo koy jënd koy dagg ay impôt di ko dagg ay juuti léegi moom ana moom ci biir tabaski gi ana Sénégalais boobu ci coronavirus bii nga xam ni fexe nañu ba indi fi 3e vague maam te amuñu ay vaccin ana Sénégalais bi amuñu ay vaccin maam vaccin yi jeex na amuñu ay vaccin amuñu ay lalu réanimation amuñu hôpitaux yu doy ñu doon faj ñu am coronavirus nekk hôpital principal dem ba léegi ñu ngi ci ay mouvement parce que fayu ñu leen seen ay prime Sénégal yi ñoo war a yeewu aussi Sénégal yi ñoo war a yeewu ñu wàddu jëmale ci chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar
soxal recours ba nga xam ne Ousmane Sonko daf ko dugaloon jëm ci mbiri 94 milliards yi ak Mamour Diallo ñoom nag chambre d'accusation bi ñoom dañu topp ca la nga xam ne rek maanaam rejeté mbir yéen dañoo gis ne njiital Pastef moom ci boppam mbir yi amu ci ak lu ko ca gaañ wala lu mu ca loru kon nag moom ci boppam war woon da am dara lu nga xam ne rek mën na ko sa dugal maanaam ngir ak jàmbat gu mu ci waroon def kon nag nangu lu ñu ko sàkkuteefam moom Ousmane Sonko ñu wutali sa Mbour ak secrétaire général bu ONG 3D moom Ndiaye Cissé si ab ndaje ba ñu fa woote woon mu ngi xam ne ni kon contrat exploitation minière pétrolière yi ci boppam dañu ko war a yóbbu sa pencum ndawi réew ma ñu waxtaane ko ngir nag tëddee njaaxaanaay daal di am ci wàllum exploitation bi ñu teewlu ay kàddoom. tey jii société civile dafa dem vers ñi nga xam ne ñoom la loi maanaam charte réew mi jox ñu saytu li ñuy yore alalu réew mi lëkkaloo boobu dafa nekk lëkkaloo boo xamante ne njariñu askan wi la ndax askan wi bu bokkee ànd ak assemblée nationale particulièrement ñi nga xam ne ci assemblée nationale ñoo organisé wu ne ñoom ñooy saytu lu jëm ci lépp lu ñuy yoree suñu meññeef yi muy ressources naturelles yi loolu defe naa day gën a tax ñoom ñu gën a am information yi nga xam ne société civile am na ko ñu mën a taxawaat. ngir rek tëddee ñaaxaanaay am ci wàllum exploitation bi jëm ci pétrole bi ak gaz bi Sénégal ay gis njariñ li mu Ndiaye Cissé bu 3D dafa gis ne faw ñu yóbbu mbiri sa pencum ndawi réew ma El Hadj lu jaadu Sénégal lépp lu fi am dañ ko pàccu mais xam nga maam Sénégal daf bëgg rek vraiment riirandoo mais gis nga li fi exploité suñu phosphate bi te amaluñu njëriñ exploité suñu fer bi te amaluñu njëriñ exploité suñu usine ciment nekk fii lépp doon mbell mi jóge ci suuf si te amaluñu njëriñ loolay tax ki jël sa yaakaar yëpp dëpp ko ci pétrole bi ndax nga sa bopp yooyu ay ressources la yu mën a tabax am réew Sénégal am na or Sénégal am na weñ am nañu béton am nañu lépp lu ñu soxla ci wàllu développement maam Sénégal li muy produit ci phosphate kese antan na am réew mu gestion ba normal Sénégal li muy génne ci béton kese antan na am réew bu fekkee gestion ba normal na moo xam sable dine moo xam béton moo xam leneen ak leneen ak leneen suñu géej gi waxaale wuñu ko xam nga Sénégal li ko commencé Mauritanie ba Gambie Mauritanie ba Guinée ñu am ko ci géej non stop amul benn distance bu ñu ni di gàttuwaay ci wàllu géej bu ñu demee bay négocier Gambie di takk suñu biir ci wàllu accord de pêche bu ñu demee ba suñu doom yi bu ñu demee Mauritanie ñu jàpp leen ndax ni ñu piller suñu géej gi boo jëlee sa yaakaar daf ko ci pétrole bu bënnagul ak multinationaux yu saay-saay yi ak seen façon bi ñu duggee ci Sénégal maam boo defee sa yaakaar ci ni pétrole bii di xeeñ te génnagul ci ngay développé ndax nga sa bopp pétrole bi nga xam ne tuumalante am nañ ci juróomi junni milliards te leen nga xam ne daanaka am nañu fayeeku nañu ba def ko seen poche te bënnaguñu ko waaw day na waar pétrole boo foogee ne moo lay génn ci développement moo lay génn ci ndóol gi nga nekk Sénégalais yi juum nañu xam nga lu ñu génn ci développement am ay dirigeants yu baax ak moralité bu normal gis nga jikko fii ak changé wul ci am réew développement du mën a am ci réew mi Sénégal problème jikko la ñu am problème jikko mooy ay gouvernants yuy rek ay population bu ñu demee ba toll ci niveau boobu toll nañ ci li yàlla doon wax summa radatnaahu asfala saafiliin c'est-à-dire que problème moral la ñu am problème respect ci suñu ay dirigeants yi moo tax ñi def seen yaakaar ci pétrole bi mais diw moomu Ndiaye Cissé de parce que ba xam-xam lay waxee ak en tant que un homme bu su bokk société civile ak ku am courage changé wul maam lu dul pétrole sax jamono sax bu ñu ko waxoon exploité du am njëriñ non tey Sénégal li mu am ci réserve ci pétrole bi mu feeñee Oman léegi ay fukki at alors daanaka seen pétrole mu ngi jeex nekk tuuti la ñuy laal ci seen gaz situation Oman demal Dubaï ak yeneen réew yi nga xam ñu ngi exploité pétrole mais parce que dañu xam ne ñoom ñoo ko moom xam nañu nu ñu koy joxee mais yow loo contrôlé fi mu nekk loo contrôlé yow sa Sénégal lan nga contrôlé ku nekk di lijjanti sa poche boo contrôlé woon dara daañu wax ay Franck Timis ñu mel naa dem Dubaï moom ni dafay négocier pétrole bu ñu bënnagul moo tax faaw ñu defaraat jikko yi affaire problème moral la jikko la ñu am problème am te jikko mooy tax am réew développement ñu xool d'abord jikko ji laata ñuy di
Free ñoom na dañu génne gamme de produits bu yees tuddee ko rek li nga xam ne moom mooy carte Free Money Mastercard ngir xam. Free Money daal dinaa ñëw nag daal di rek libéré askan wi ci seen wàllub koppar ba moo waral mu lancé produit bu yees di carte Free Money Mastercard bu yees bi innovation révolutionnaire la ngir yombalal mbir yi à sénégalais yi. tey suñu objectif mooy ñu pousser l'inclusion financière loolu mooy lan loolu mooy tey tout ce qui est lépp loo xam ni tey produit et service bancaire la loo xamante ne tey sénégalais yi nga xam ne amuñu compte bancaire mënuñu si woon accéder tey ñun lan la ñu bëggoon mooy di déployer. Permettre Sénégalais yëpp ñu mën a bénéficier en fait ci produits et services bancaires yi tout en n'ayant pas de compte bancaire. directeur marketing bi jàpp ne carte la boo xamante ne day gën a ñoŋal quotidien mu Sénégalais yi lee. Sénégalais boo xamante ne dafa toog ak fu mu mënti nekk l'essentiel na am connexion internet fu mu mënti nekk war na mën a jël carte bi war ko mën a utiliser def transaction surtout su toogee tey Casamance sax war na mën a tey dugal carte am jënd lu connexion internet. lu ëpp ci ñeent fukki junni ci ay points la ñu am fii ci Sénégal Free nag ñëw frappé waat fort ci carte bu yees bi nga xamante ne day tax ba sénégalais yi mën a bénéficier wu ci avantage yu carte internationale Palpi Mobile. jaajëf Fatoumata Diop ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram bàkk ba ji Pape Mante Mboub daal di teew man kan asalaamaaleykum. aleykum salaam la grand-mère de Tëngéej. naka yi tey. alhamdulilah. naka gox ba. waaw ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah waaw Jam City waaw. ak Dougar ak Dougar. ayca ñu koy doon Ligue 1 bu football 25e wax nag avant dernière journée jëm ci jogante bi waroon si diggante NGB ak US Gorée tey ji lay doon. waaw kon tey ji nag jàppal ne ñaar fukk ak juróomeelu bëccëg bi nekk bëccëg nag avant dernière journée kon ci Ligue 1 bi tey ji nag lañ koy amal yooyu la jogante yëpp nag bu 17h jotee lañ koy amal jàppal ne foofu ci stade Alassane Djigo kon AS Pikine moo fa fas yéene dalal ñi di waa AS Douane stade Aline Sitoé Diatta moom Casa Sport ak Jàmbaar lay doon stade Ibrahima Boye Duc ñi di Dakar Sacré-Cœur ak US Gorée la jàppal ne waxtu bi kon US Gorée am ñaar fukki poñ ak benn nekk lanterne rouge championnat bi faaw nag mu daan Dakar Sacré-Cœur bu bëggee am nag yaakaar ngir descendi ci Ligue 1 bi ci boobu leen wàll woon nag ñaari tali moom di dalal ñi di waa Mbour Petite Côte ndaxte waxtu bi tamit ñaari tali ci fukk ak ñetteelu place bi la nekk am ñaar fukki poñ ak benn daanaka moom ak US Gorée waxtu wi ñooy xeex nag ngir lu jëm ci wàllum maintien bi moom ñi le nag Mbour Petite Côte tamit ba tey moom jeexaloogul ngir ndey des ci Ligue 2 bi wala ci Ligue 1 bi wala ci Ligue 2 bi ci stade Massène Sène stade de Mbour moo fay dalal ñii di waa stade de Mbour mu ñaari équipe yoo xam ne stade de Mbour moo nekk ci fukk ak benneelu place bi ñii di waa Ñambour fukk ak ñaareelu place bi kon ñoom tamit faaw tamit ñu xool seen taxawaay buñ géey descendi ci Ligue 1 bi stade Djibril Diagne moom Génération Foot moo fay dalal Teungueth FC mi nga xam ne jël na championnat bi ba noppi CNEPS Excellence bu Thiès ak Jaraaf bu Ndakaaru te stade Maniang Soumaré ci Thiès lañ koy amalee. Ligue 2 bi moom 25e journée bi alxames lay doon. waaw alxames lay doon nekk tamit avant dernière journée ngir lu jëm ci wàllum Ligue 2 bi EJ Fatick ak Port Autonome bu Ndakaaru la Demba Diop dina ci laale ak jamono bu Fatick ISO mooy dalal ñi di waa Renaissance bu Ndakaaru Kër Madior moom day ñëw fii ngir laale ak ñi di waa Dakar Université Club Linguère bu Saint-Louis di xeex ngir nag ak ci Ligue 1 bi moo fas yéene dalal kii bi di Guédiawaye FC mi nga xam ne jël na champion bi kon Linguère bu daanee Guédiawaye rek moom nag day fekk ci équipe bu Guédiawaye kon ñu jàpp ne amitié ak Sonacos lay doon Africa Promo Foot dinañ ci laale ak Thiès FC di fàttali ni sax ni Africa Promo Foot boobu le moom wàcc na nag ba noppi ci national 1 bi kon waxtu bi juróom benn équipe ñooy xeex ngir xool kan mooy desandi ci Ligue 2 bi bokk na ci jamono bu Fatick Port Autonome bu Dakar Amitié FC ak Thiès FC Mambay dañuy desandi ak Thiès FC ñoom ñu ne nag dañoo ñàkk ni ki démb seen président boobule club di nag Talla Nguess tey jële sax lañ koy denc bu nag 14h jotee foofu ca cimetière yu Kër Madoki ca Grand Thiès di ko ñaanal lekk suñu borom bi xaare ko aljana firdawsi ñu koy jaale kon mboolem ku yëngu ci wàllu tàggat yaram yàlla xare ko aljana te ceeb bañ ko jiitu si bàmmeelam Coupe du Sénégal dafa mel ni kon xam nañu. ni ki démb nag lañ doon amal tirage au sort bi foofu ca siège bu fédération sénégalaise bu
football kon huitième de finale yi ETICS bu Mboro moom moo ci dalal ñii di waa US Gorée Sonacos ak Casa Sport lay doon choc bi nag ci diggante Génération Foot ak Jaraaf ak Jàmbaar lay doon Jaraaf moom dina ci laale ak RS Yoff Seneps Excellence ak AS Pikine la Guédiawaye FC ak Stade de Mbour NGB ak Demba Diop bu Mbour la vainqueur Assur ak Gossas moom mooy laale ak vainqueur AS Douane Ndiambour bu Louga yooyu lay jongante nag huitième de finale dinañ ko amal niki samedi ñaar fukki fan ak ñeent jàpp dimanche ñaar fukki fan ak juróom ci weerum juillet gi ñu nekk ci noonu dañ ciy teewlu Malick Thiam moom nag moo nekk président commission sportive ak organisation ci fédération sénégalaise bu football ci jàppandalu El Hadj Diène ak kii di Sadio Abibouka. tirage bi li si mën a wax rek mooy que def nañ ko tey parce que dañ ko def sur instruction de la fédération sénégalaise de football pour mën a def tirage yu huitième de finale yi quart de finale ak demi-finale yi ensemble nga xam ñu teel jëf joxe date yi comme ça ñoo xam ne lépp jeex na parce que dañ nekk si fin de saison bi et aussi tamit ñu ngi nekk aussi si préparation AG yu bëri yi loolu moo tax ñu am temps di dellu si waat defaat yooyu yëpp ñu def yëpp benn yoon tey joxe date yi et tout nga xam ne léegi organisation match rek mooy des ça loolu moo doon innovation bi andi aussi sur instruction tamit CAF pour mën a génn suñu vainqueur Coupe du Sénégal comme xam ne suñu champion suñu équipe championne ñu génn suñu vainqueur Coupe du Sénégal comme ça ñu mën a jox nooyu CAF pour que ñu mën leen dugal dans les tirages de la Coupe d'Afrique. am na match yu neex mais dañuy sant yàlla bu tirage bi équilibré parce que li ñu doon redousé mooy que ñu am benn tirage boo xam ne daf ñu andi une finale avant la lettre. groupe COSAFA Sénégal di joué ak ay qualification ci kanamu Malawi. ci kanamu Malawi kon ci kanam tuuti la bu 10 heures jotee Sénégal nekk ci ñaareelu place bi ci groupe B bi ak juróom-benn poñ moo fa Sénégalais ak Malawi bu 10 heures jotee lay doon di fàttali nag ni ki démb Sénégal moom moo daanoon ñii di waa Zimbabwe ñaari ball ci benn ci ñeenteelu bëccëg jëm ci phase de groupe COSAFA Cup kon Sénégal bu daanee tey équipe bi di Malawi rek day mën a nag accéder ci demi-finale yi ndaxte bu ñu fàttalikoo équipe bi nga xam ne ñoo nekk ñaari équipe yu jël première ak deuxième ci poule bu nekk ñooy qualifié jëm ci yooyu les demi-finale COSAFA Cup bu ñu amal foofu ca Afrique du Sud beneen jogante bi nag ci groupe B bi dina dox ci diggante Mozambique ak ñi di waa Namibie kon poule A bi moom 13h nag lay jogante ci diggante Afrique du Sud mu dal loo boobule compétition ak Zambie Eswatini moom moo ci laale ak Botswana kon Mambay fii la ñu ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram di leen jox dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Ndiaye Touré 13h ñu fas yéene ci ànd ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. le député du peuple 13h ci kàllaamay ko ci jotaayu xibaar bi ci